waaye lu mu ci mën di doon mbas mi di Covid dina ku ñu fi dugal ci prison yi di nga daj leen luñ ko waxul ay ca donc Ahmed ponk bu njëkk bi dañ koy delloo si waat ci wàllum mbas mi di Covid 19 kon niñ koy amalee fan yi yëpp lépp ci ay ponk yu bëri te wuti parce que Macky Sall ni ki démb demoon na ci li nga xam ne moo di yenn centre de traitement yi nga xam ne dafa ñëwal wàllum épidémie bi nga xam ne moo di mbas mi di Covid 19 wala pandémie bi loolu nag nekk loo xamante ni beneen solution démb askan dañ jàpp ne mën na ko ciy juddle ci wàll wi moo doon ñëwal wàllum kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko comme 24 heures ni nga gisee mu waxee ko ndax Macky Sall day dellu si waat pour jéggalu askanu Sénégal tukkee ci li nga xamante ni moo di kàddu yi mu yëkkati woon ci wàllum ñàkk gi ba ci li nga xam ne moo di tournée économique bi parce que ñëpp jàppoon nañu ne bokkoon na ci li nga xamante ni moo gën a indi jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy daal dund parce que démb bi mu ñëwee ci këru docteur yi li mu leen njëkk a def daanaka mooy jaajëfal leen mais gën leen a ñaax ne ci turu askanu Sénégal dama ñëw ngir rek maanaam delloo leen jukkam waaye tam gën leen waxal bu baax a baax que ni les Sénégalais sont fiers de vous et qu'il est temps que vous continuez le combat parce que lu tolloog ci fukki weer ak juróom-benn mu ngi ni daanaka at ak lu teg donc at boo xam ne teg na ñeenti weer ñiy wéyal li nga xam ne moo di seen combat barki démb Ndiaye gis nga l'observateur quotidien ni mu ko tegee ci xëtam bu njëkk mu di ñoo xam ne làcc-làccaar la ñuy def ci li nga xam ne moo di ci biir hôpitaux yi parce que amatuñu fu ñu dem couloir yi sax day fees donc dañuy obligé yu dul seen i ay bërëb yoo xam ne yu ndaw la bokkatu fa léeg-léeg ngir daal di tëdd temps bu ndaw mën a rek noppalu dellu si waat ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum paj mi mais ni ki dem Macky Sall dafa gën a dellu si waat ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal parce que nee nañ ay koppar yi takko takk moom dañuy génnee ngi rek def ko ci wàllum ñàkk gi te ci loolu nee na il faut askanu Sénégal dimbali leen ba seen effort yi du nekk loo xam ne day dal di rek maanaam tàbbi géej moo di lenn kese la dal di daw dem rek ci fi nga xamante ni vaccin yi am na fa ñu dal di ko sànjaafo àndandoo ci ngir rek jël li nga xam ne moo di wàllum duute cappe gi leneen gi nag moo di li nga xamante ni moo tukkee ci wàllum digg yi nga xam ne am na ci moo di wàllum duute cappe gi ba léegi parce que neen lu toll ci 500 000 doses moom la ñu dal di rek maanaam am na fu mu toll ni fi nga xam ne moo di Sénégal kon mois d'août bi nga xam ne moo war a ñëw tamit dinañ am lu toll daanaka ci maanaam ñaari millions ci ay doses yoo xam ne war naa ñëw fi nga xam ne moo di Sénégal te ci loolu yëpp da ci bokk loo xam ne ci ay koppar yu takku la moo jëm ci wàllum duute cappe gi kese moo di lu toll ci 130 milliards yoo xamante ni ci ay koppar yu ñuy yëkkati la ngir rek daal di ko def ci lu jëm ci wàllum vaccin bi nekk loo xam ne mën na indi benn solution ci wàllu woowu mais ndax dina nekk loo xamante ni lu doy la lam ci mën a doon mooy askanu Sénégal faaw ñu gën a joxaraat seen tànk tubéy ci lu jëm ci wàllum ñàkk gi mais tamit port de masque obligatoire bi nga xam ne lu mënul ñàkk la tam ñu gën koo jox li nga xamante ni moo di cër ndax li ni mel aussi mën na indi beneen solution tukkee ci wàllu mais teewul aussi defagul li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu maanaam tëj li nga xam ne mooy Sénégal yi mais décision yu bëree bëri ñu ngi koy jël nekk décision yoo xam ne dina mën a continuer ak vie wu Sénégalais yi sans pour autant que mu freiner li nga xam ne moo di économie bi moo di wàccee ay policiers ki ay gendarme ci yenn bërëb yi nga xam ne ay public lay doon mu di marché yi salle sport yi ak yenn bërëb yi nga xam ne mënul ñàkk dajalu léeg-léeg mu am fa ñi gën a saytu lu jëm ci wàllum port masque yi bu dee université la gis nga ko léegi yi nga xam ne moo di campus pédagogique bi dañ koy tëj 31 juillet ba 4 août bi nga xam ne la ñuy dëgmal loolu aussi nekk loo xam ne beneen apport la leneen lu mu ci yokk aussi moo jëm ci wàllum sport bi comme ni nga ko gisee làmb ji annulé waat yeneen combat mu nekk ay décisions yoo xam ne yu bëree bëri luy wàcc ci askanu Sénégal li ni mel aussi ak kaddu yu Macky Sall ak digg yi nga xam ne am na est-ce que ça peut bien être une solution par rapport ak li nga xam ne mooy mbas mi di Covid 19 et quel rôle aussi doit apporter les Sénégalais pour mieux combattre li nga xam ne mooy Covid 19 bi. waaw man day li ma daan wax rek xeex bi xeexu bopp la bopp sa bopp ku ne yaay sàmm sa bopp sàmm sa askan sàmm say waajur ak say mag yi nga dëkkal surtout. combat bi bopp sa bopp la Macky Sall moomu ko Idrissa Seck moomu ko Ousmane Sonko moomu ko kenn moomu ko c'est-à-dire nag am na benn titre bu ma gis sànq bu neex vacciné wu sàmm sa bopp wala barsàq léegi nag ku nekk yaay choisir ban nga ciy jël rek ku bëgg a dee virus baa ngi noonu ku bëgg a dund wottandikul lu gën a xam goote waaw parce que man mënumaa comprendre bu doonoon loo xam ne sama benn grand frère théorie boobu la ci am nee na foo taal télé ci àdduna bi nit ñaa ngi takk masque léegi lan moo tax affaire bi fii Sénégal mu war a am noo diw daf ñoo yeb moo tax affaire bi amu fekk faalewu ma affaire beeg def na ay erreur am pour ne pas dire ay bêtises am moo xam mais tout le temps man li may bëgg nit ñi di bàyyi xel Amadou Sall doomam su ko virus bi jàppee ak man mii am ndoy bu ma virus bi jàppee bokkuñu médecin bu ñuy faj ak hôpital bu ñuy yóbbu c'est-à-dire moom moo ñu ëpp ay moyens pour dem faju ji rapidement et vite fait que ñun bu ñu dalee bañ nañ ko ba fan yi sax ñi mujjee dal ñëpp dañ leen wax toog leen seen kër jox leen numéro pour bu danger bi yokkoo ngeen woote ñu ñëw jël si leen parce que cas yi gën a urgent la ñuy yóbbu lal amatu fa ca système u paquetage lañ toll nii ca hôpital ya maintenant léegi nag ku jàpp ne affaire bi affaire u politique la ak affaire u activisme la ak affaire u guerrier la affaire u wan Macky Sall faale woo ko
virus baa ngi noonu dem leen ngeen jël ko après ñun ñëpp bu ñu dee moom dootul jiite benn réew ñun ñëpp ñu dem àllaaxira bu ñu demee foofu lijjanti suñu milliards yeeg fu mu ko yóbboog ñun sos yi ñu daan sosalanteeg suñu biir rek wax yi ñu daan waxalante ñëpp nekk ci jàmm bu ñëpp dee ñëpp nekk ci jàmm neexal bi moo jeex quoi virus baa ngi fi boo leen ko waxee ñu naan ay non dafa nii dafa naa dafa nële dafa nii nañ dem affronter virus bi dee. je crois que cette fois-ci am nañu benn prise de conscience. nit ñaa ngi dee de wóor na yàlla sama dëkk ba la ma jógee na la presque 12 personnes ñoo dee entre vendredi ak lundi. 12 morts laa fa ko. boo demee ci biir cimetière yi xoolal ku ci. maanaam du loo xam ne ay tricage la ak Macky Sall la ko wax ak ministre beeg nangam politique. non c'est vrai man maa ko fekkee 12 personnes. non moom kay. ku ci am lay xel ci dëkk ba. ah est-ce que waroo woon des ci non man du ma corona. yow doo corona. parce que damay jël samay matuwaay. parce que damay jël samay baar matuwaay. am na de yaa du ma ko corona man du ma corona damay jël samay matuwaay. non en fait affaire bi question c'est-à-dire muus lu am na mais question de responsabilité aussi da ci am solo. il faut que nit ñi xam bu baax a baax que ni affaire bi du ay affaire u Macky Sall wala du affaire u ay Abdoulaye Diouf Sarr. c'est-à-dire sa mbir la yow sa jëmmi bopp ak ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal parce que tey mënoo jël càggante gu toll ni ñu naan solo masque nga naan non non masque man moom te yow yaa ngi dend ci biir kër koo xam ne moo la mag foofu da lay leer na bu ko mbas mi jàppee mu ñàkk ci bakkanam après kooku peut-être am na lu mu la mën a jëriñ léegi nga lor ko loraale ñi nga dëkkal question de mag de. non non nekkatu ko bi xale yi lay rey. fi ñuy waxee mooy yow boo sàgganee ba protéger woo sa bopp au moins nga conscient nga xalaat ni nga dëkkal yow bu nekkee yow li Ahmed wax dee safu la nga dee wala nga def leen lu ça te dérange pas mais xalaatal ñi nga dëkkal te di nga gàddu sa virus yow lu la def dara dangaa blende ba nga xamante ni dara du la dal nga dem ci kër gi wàllu ko ñoo xamante ne dugg na leen mooy dee nañ donc yow gàddu nga àq boo xamante ni il fallait te protéger. ah bien sûr yenn yi moom sama solution bi loolu la soxor la xaw ma naa ko mën tuddee. nga góor a xam boo dee doom. en tout cas. këru docteur yi daal këru docteur Farba daa wax dëgg la gën a xam fi mu toll nii non comme gars yi neexu ñoo defar gis nit yi di dee comme weñ. gis nga fan yi lu nit gàtt xel wala loo bañ ne feebar bi am na wala amul mais da ngay xool rek comme ni nga ko waxee foofu nga jógee 12 morts suñu yeneen dëkk yëpp boo ci dem chaque jour nga dégg ñu la ah diw gaañ la diw gaañ corona la du corona waaye loo gàtt xel xam ne am na lu tax dee gi xaw a yokk fi mu toll nii comme ñu ngi wax mbas mi mu ngi à côté kay ñu war a xam ne nag wax dëgg yàlla bu ci nekkul bu ci joué wut rôle yi sama benn booy démb loolu la doon wax ci jotaay bi ñu nekkoon mu ne corona la du corona ñun yàgg nañ ci àdduna bi yàgg ñu fi kan moo mus a fekk ab at bu ay dee di tegaloo mel ni ay weñ. j'ai fait un reportage si cimetière Yoff yi parking bi nga xamante ni fa la ñuy gaare seen oto yi sa parking ba fa fees ba nga xamante ni dañuy dem si alentour bi fay gaare oto ñu ne bu ñu doon suul genre 10 personnes par jour maintenant ñu ngi si 50 60 personnes par jour man dem naa fa fan yee passé fan yële boobu troisième vague bi sax jotagut mais dem naa sa cimetière ya ma ne la bi ñuy dugg lañu indi ak tase nañ suñ juróomi morom ñoo duggandoor balaa ñëw génn bay kii ba pare man defal remarque bi da ngay gis lu mot 5 corps ñu duggoon fekk suñu fa balaa ñu faa génn mot na 15 man compté naa fa lu mot 15 demal ci dem beeg dikk bi rek vague ba le passé ci kaw tali bi bu la neex da lay leer de chiffre yi ñuy joxe sax si nombre de décès yi c'est pas le chiffre exact non dama am na ñeneen ñu jot ci kaw tali bi ngay dem tali bu la neex nga dem nga fa taxaw minute bu jot ambulance romb la di weewe léegi loolu nag ak leneen li nga xam ne ci biir koñ yi la koñ boo romb ñu ngi bâche léegi loolu tul xew de nit ñee dee léegi nag imagine loolu ak tamit nga daldi ci boole waat bu fekkoon léegi sax comme ni ko kii waxee ay xale la mais buñ la waxee na la barki démb université comme décision bi ñuy jël par rapport ak wàllu njàng pourquoi parce que dañoo tiit parce que nee nañ à l'espace d'une semaine wala 3 jours dañoo noté que ni lu toll presque ci 17 jeunes yoo xamante ni ñoom dañoo décédé ci mbas mi dañoo décédé te ñoo xam ne da ngay dégg ay 31 ans moom lay commencé ba wàcc day wàcc ci suuf mais waxuma la day yéeg ci kaw donc nekk loo xamante ni loolu rek mën a nekk beneen rôle bu tax sénégalais yi am lu ñu gën a xoolaat ci wàllu mbas mi mais ay lii la c'est pas vrai te affaire bi fu muy gën a garaaw mooy tey fi nit ñi war a dem pour amee jëfa solution tey nit ñi ñëpp ñoo dawandoor pour dem fa mu di lu jëm ci wàllum ñàkk ki parce que tey bu fekkee ñu ngi defee effort am lu toll ci ay 500 000 doses yoo xam ne teg nañ ko dépenser plus de 130 milliards kese pour lu jëm ci wàllum ñàkk gi waxaguma lii d'hôpitaux yi ak li nga xamante ni daanaka moo jëm ci wàllum oxygène yi loolu yëpp day nekk effort yoo xamante ni mënuñu di ko def médecins yi di xaru di fanaan ci hôpitaux yi gisatuñu seen famille dundatuñu dara après des Sénégalais nekk fële ci benn côté naan voilà lii la war a demee lii la war a demee il faut qu'on prenne nos responsabilités kenn ku ci nekk li la war ci ay effort nga def ko ça c'est la moindre des choses pour que sax nga ne voilà man je suis un Sénégalais donc am na apport boo xam ne mën naa ko indi ci sama réew lenn kese la mooy bu situation taxee même bu ma amul alal lii laa am mooy wàllu taxawaay
taxawaay pour paj sax nga jëm ko def loolu ça c'est la moindre des choses. xam nga moo ñu war a yee dañ doon gis ci première vague deuxième vague ñu naan mag ñi ñooy dee lan lañ seetlu ci troisième vague bi jeunes yi ñooy dee war nañu xalaataat pourquoi jeunes yi dee parce que biñ nee vacciné wu leen mag ñi ñoo vacciné woon donc mag ñi ñoo vacciné woon là ils sont protégés jeunes yi ñu doon wax dem leen ngeen vacciné wu non vaccin da lay rey ñoom ñoo nekk di dee instant bi nii mag ñi deewatuñ de parce que jëloon nañ seen dose mais mu nekkee première dose lañ jël protégé na leen donc on a qu'à aller se faire vacciner ngir yàlla war a suuli nañu vacciné wu kenn waxu leen boo leen vacciné woo doo leen am Covid mais au moins ñëpp xam nañ ni que boo vacciné même boo amee Covid du la sonal mais allez vous faire vacciner vaccin bàyyi dem nañ vacciné instant bi kay nit ñi songoroon nañ vaccin bi loo ci gis bale passé dañoo dem ba suñu président de la république dem naan boo leen vacciné wul ñu doon jox ko pays voisin loo ci gis léegi dem may gis kenn koo xam ne 4 heures du matin 5 heures du matin nga dem di rang bi pour jël benn vaccin boo xamante ne il y a 2 mois 3 mois ci ginnaaw boo demoon vacciné wu peut-être doo rang c'est malheureux. Babacar. ayca ñu yeggale rek ci beneen ponk bi moom tam ba léegi dafa ñeewal wàllu mbas mi di Covid 19 waaye tam décision boo xamante ni métti woon na dina doon jafe aussi pour que ñuy jël ko moo di lu jëm ci li nga xamante ni daanaka moo di ci wàllu maanaam mbas mi di Covid 19 ak taxawaay bi nga xamante ni war na ci am. moo di daal wàllum làmb ji. nee daal ni ki démb gouverneur bu Ndakaaru yëkkati na ab ndogal grandi ko ngir rek maanaam indiwaat beneen taxawale maanaam combat yëpp yi nga xamante ni waroon na am ñu annulé ko. moo di daal fu mu toll nii donc mën nañoo jàpp ne. combat yi ñu jàppoon 31 ak 31 juillet ak 1er août mu di combat yi nga xam ne bokk na ci yi gën a mag combat yi du mën a am mais yeneen yi ci des yëpp aussi nekk na loo xamante ni du mën a am décision bi ni mel nag laataa ñu koy jël gouverneur bu Ndakaaru dafa woolu mbër yi nga xamante ni wala sax nag promoteur yi nga xam ne ñoom la wàllu woowu yitteel mu di Gaston Mbengue ak nga xam ne moo di Pape Abdoulaye Fall ñoom nag ci kàddu ñuy yëkkati bi nee nañ bi ñu demee pour waxtaan ak gouverneur bu Ndakaaru ñaari option moom la ñuy tegoon ci table ji pour ñu fas yéene waxtaanee ko bokk na ci gouverneur bi lu leen proposé woon parce que dafa doon ne woon da ngeen di def huis clos total maanaam lamb joo xam ne benn supporter du dugg ngir rek a teewee ko ngir li nga xamante ni moo di combat yi mën a am wala ñu daal rek annuler li nga xamante ni moo di combat yi ñaar yooyu la leen tegaloon donc Pape Abdoulaye Fall ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nu ko ak compte rendu bi mu jot a def mooy que ni ñoom tam pour ñuy jël beneen li nga xam ne moo di beneen option bi mais loolu day bokk ci ne maanaam li nga xamante ni lu mënul ñàkk la mooy tolluwaayu mbas mi parce que ñoom li ñu proposé mooy que état bu Sénégal ñu def huis clos partiel wala ñoom seen beneen option bi moo doon ñi def huis clos total pour que état bu Sénégal tamit génne koppar ngir jàppale leen que ñu mën a amal li nga xam ne moo di seen ay combat gouverneur bu Ndakaaru gouverneur bi li mu leen tontu leen la mooy mënul garantir kenn que ne état bu Sénégal après dina génne xaalis ngir rek ko jox ko kenn ci ñoom pour que ñu mën a tëgg li nga xam ne moo di seen ay combat te huis clos partiel bi aussi mënuñu koon accepter parce que aussi mënuñu accepter benn yoon que ay Sénégalais di dajoo même bu fekkente ni 5000 supporters lañ waxoon noonu la ñu accepté ngir rek am donc loolu moo nekkoon kenn ku ci nekk deux solutions nga tegoon ne moom nga teg ci table ji te xam nga dernier mot bi mu ngi revenir gouverneur bu Ndakaaru moo tax moom tam donc mooy leen comme vous pouvez pas accepter que huis clos dal am donc combat yi dañ koy annuler yëpp benn combat du am ba jëmmi jamono ñu xool lan mooy nekk li nga xam ne moo di maanaam solution bi mais bi loolu amee lu ñëwal ci wàllum camp ñi nga xam ne ñoo di mbër itam ay kàddu dafa dala jibee bokk na ci nga xamante ni moo di dendandoo ki leen di Balla Gaye 2 di Aziz Ndiaye yëkkati na ay kàddu moom tam nee na Balla Gaye bi mu yëgee nouvelle bi nekk na loo xamante ni lu métti woon la ci moom mais n'empêche aussi moom ci jëm boobu nee na lu ñu mën a accepter la parce que aussi santé Sénégal yi daanaka mooy priorité te nuñ ci mën a doon aussi il faut que ñu préserver li nga xamante ni moo di bien-être maanaam communauté bu Sénégal te loolu aussi décision bi ci la bonk Gaston Mbengue dala jàpp ne décision bu sage la lu war a mën a am la parce que tolluwaay mbas mi aussi mën a tax ñu accepter wàllu wi ni mel ku yëkkati nag ay kàddum jiwalu ak li nga xam ne moom la ñoo ñuy wax moom tamit moo di ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux moom mi nga xam ne lëngam loowu li nga xam ne moo di mbëri moo ko dara yëpp parce que moom dafa jàpp ne mbir mi dafa mel daal ne ab nootal wala ab jaay doole nekk na loo xamante ni lu métti la ci ñoom te duñ ko accepter benn yoon donc day situation boo xamante ni daanaka day bari ay wax yoo xam ne luy tergiversé la wala loo xamante ni daal luy wute la ci seen biir mais li Sénégal yi mën a jàpp ci ay kàddu mooy que ni combat yi est-ce que jotul woon que ni bu njëkk ba ñu xooloon solution yi xam ne tolluwaay mbas mi depuis et pourquoi attendre jusqu'à quelques jours wala presque même quelques heures ñu doog a indi annulation bi ni mel sachant d'autant plus que y a des millions presque même qui ont été dépensés à quelques jours tout simplement des combats la décision bonne ou mauvaise Ahmed c'est la grande question. yaa ngi ci actu sport bi de dugg nga ci biir man xaaral ma freiné ko. man moom en tout cas bett na ma parce que waxoon naa fi mosuma woon a gëm ne dina annuler combat wu garçon yi mais def na ko aussi lu war la. mënoo arrêté nit ñi def seen yeneen activité ba pare nga bàyyi benn activité buy dajale ay mbooloo parce que gis nañ nag mais jàpp naa ne li ko gën a influencé nag
moom mooy open press effectivement open press Siteu bi dafa xewoon. soo ko gisee. c'est que ñoom imagine Siteu nga jël Balla Gaye ak Bombardier. Siteu dajale lu toll noonu ci mbooloo kon Bombardier ak Balla Gaye fu ñu tase musiba naar waaye dafay parce que ñoom ils n'ont pas été intelligents yow dimanche ñu ngi aaye làmb yu waroon a am nga xëy lundi def open press bu mel noonu mais xam nga ne dimanche bi di ñëw kenn dootu la bàyyi nga organiser làmb c'est loolu tamit parce que combat Siteu Papa Sow c'est la deuxième fois ñu annulé ko combat yu bëri annulé je pense que moom njariñ loo fekkee ak tal et surtout aussi bu nit ñi demee di bëri moom saa waaye après ñu jëlee fa feebar yow mi wala mbër mi sax feebar man la caa fekk mieux vaut ñu toog ba. problème bi nag fu muy nekkee ji mooy la personne bi nga xamante ni mooy c'est la personne de Gris Bordeaux parce que moom li muy xamle leen kese la. mener un plan d'action pour faire face au gouvernement du Sénégal. parce que moom dafa jàpp personne morale auditeur en activité yi la aussi. très bien xam nga tamit nag tey ñuy mel ni ay yamb. voilà mais non en fait li dama foogoon ay foo la de. ban foo. non c'est que Siteu moom Siteu moo tax ñu koy le phénomène de l'arène depuis muy bëre combat yu ndaw ba léegi saa yu ñëwee stade day fees bu organiser koñam day gënati fees tamit parce que moom fi mu ko defee nii kër yaayam foofu la nekk koñam li mu def non jëf bi mu def ni moom non mën na def lu ne mais jëf bi mu def ni moom mais jëf bi mu def ni mënoon naa def jëf bu gën a ñaaw jëf bi mënul am mais te la moindre des choses te la moindre des choses te la moindre des choses la moindre des choses tey lu métti moom ci boppam sax waroon na mën a xalaat te du ma wax sax moom mais staff yi nga xam ne ñu ko wër parce que staff bi promoteur bu organiser open press bi même bu fekkee open press bi promoteur bi organiser na ko moom ba amul responsabilité na ko Siteu bu fa benn mbër teew sax ñu wër Siteu duñu ay dof ay nit lañ ñoo xamante ni xam nañ exactement ce qui doit être véhiculé comme information c'est-à-dire fii amut force de l'ordre buy ñëw di encadrer open press yow la ak sa waa kër ak ñoo booy da ngay gis ñoo xam ne nekkuñ ci stade bi seen kër yi lañ toog ci kaw terrasse da ngay dem fekk leen foofu ne leen bu leen dajaloo foofu mais décision bu gënoon am solo man pour man mooy promoteur bi mu sursoir open press boo xamante ne ñoom kese lay voilà man responsabilité promoteur bi man dama ko jéggi parce que quel que soit alpha ñoom ñoo gën a nekk ay mag gën a nekk ay kilifa war a mën a xam exactement lan la Sénégal yi di doxee ak lan la ñu soxla waaye léegi nag kooku nag bu amee nag xel mu sanjafu ba dem nag jëlul décision bu ni mel ne fii face à face du am donc mbër mi ak ñi ko wër moom mu nekk ay xale ñi ko wër nekk ay mag ñoom war nañ mën a am responsabilité bu toll ba ni Siteu mu ngi def li après ñëpp mën nañ ko si donc dañuy def mais jël loolu sax nit ñi di dajaloo di Babacar loolu mënul nekk c'est-à-dire problème bi rek mooy bu mu am mais am na Siteu mënul canaliser ses supporters. mënu ci dara non ak supporters yi moom Babacar boo ko organisé bul ñëw. non boo tëjee buntu yi sax booy tëb miir bi ñëw amul force de l'ordre amul dara. mais li ma dégg mooy les open press day am entrée sax de. dañuy fay da ngay fay. dama ne donc li bettu leen. waaw voilà du moom laa lay wax déggoon moo tax ma ne moo tax ma ne la moom ci jëm boppam am na rôle boo xamante ni staffam waroon nañ ko ci mën a jouer tey bu ñu defoon tey communiqué boo xam ne ñëpp koy dégg ci biir koñ bi ne dinañ def open press mais jarul ñi mais kenn du ñëw loolu aussi c'est une dafa mel ne xamoo gars yi ak banlieue bi nga xale yi c'est vrai yoo xam naa fi ngay waxee parce que il suffit que benn galam ñu dégg ko rek ñëpp mais la moindre des choses am na loo xam ne mën na la setal yow sa njëmmi bopp mën na la setal mooy la moindre des choses defal sax benn Babacar le lutteur n'a pas le droit de am lu muy wax foofu parce que il est sous contrat donc du moment où promoteur bi moom moo tëgg làmbam moom moo créé open press le lutteur n'a rien à dire foofu responsabilité bi revient au promoteur. man daal xam naa ne fu ñu demee ba Gaston Mbengue mii di taxaw naan une décision sage. kon Gris Bordeaux moom tamit war naa mën a taxaw moom on sait très bien qu'il est en train de jouer il s'attendait à ça xam nañu baax xam nga barki démb ñu ngi ko fi wax ci waaw biñ ko annulé bee passé boo ko déggee ci face à face la nu mu doon waxee ak di kaasal ñee ñu annulé rek xam na bosam moo tax ñuy wax ñoom nee nañ ñoom ak mbëri jaxasewu ma leen nag seen digganteeg mbëri jaxasewu ma leen de ñoom ak mbëri ay waay lañu ils travaillent ensemble mais ils ont catégoriquement refusé def huis clos dañ ko bañ dañ ko bañ catégoriquement non mais total bi bokkul xoolal par exemple ci kaw Gris Bordeaux ak Gaston ak promoteurs yi sax je vais dire Gris Bordeaux ci lutteur en activité yi la jiite effectivement lutteur en activité yi ñàkk bëre bi arrangé wu leen parce que déjà dañu entraîné ba pare préparé wu def seeni dépense ba pare léegi te encaissé nañ xaalis ba pare te report bi amul lenn lu leen wan ne promoteur bi da leen di joxaat as tuut pour ñu mën a préparé waat du leen ko jox donc looloo tax ñoom mbër yi du ñu mën a ànd ci report
Gaston du mën a ak ñooñam duñu mën a ànd ci huis clos parce que huis clos bi ay koppar yu mu leen xañ la. waaw mais Ahmed imagine mais 5000 report bi da leen di supporters arrangé. mais 5000 supporters aussi. parce que report bi ñoom mën nañ négocier waat. c'est-à-dire dafa am ci face à face yeeg yooyu yëpp partenaires yi ñëwaat. profité dugalaat waat xaalis. non avantage la ñoom ci ñoom moo tax may la comme tey ñoom. dafa am pertement bi facteur gën a yoo mag a mag a mag maanaam perte bi gën a am tey mbëri dinañ ci dee wett de mais est-ce que ñoom tam duñ ci gagné benn côté du ay question de pour jaxase leen seen diggante ak mbëri mais man jàpp naa ne tey lenn loo xamante ni moom tamit Gaston tamit xam nga ba ak li mu def yëpp am na ay dépenses yu bëree bëri yu mu def déjà bu report amee rek arrangé wul kenn report peut-être am na ñu ci gën a impact mais di ko gën a impacté mais arrangé wul kenn mais côté partenaire c'est-à-dire report bi su amee ci diggante bi mën nga amaat ay partenaires on sait jamais waay xam nga mën nga ko amaat ba pare état bi da lay wër ne du leen seetaan mun na am partenaires yu daw it de parce que dugalaguñ lépp de partenaires yi dañuy am luñ defagum rek xaar waaw mais état du leen seetaan aussi waaw état du leen seetaan loolu leer na ñëpp état du leen seetaan déjà ku ci nekk bu ñu reporté sa bos loo njëkk a def ci say déclaration perte naa 100 millions perte naa 150 millions lan moo tax ci déclaration bi ñu njëkk a wax ñoom liñ perte xam nañ ne état du leen seetaan léegi nag loolu tax ñoom au moins report bi am na fu mu tamit te bés bi yàgg day am yow report boo xam ne bés bi yàgg day am mbër mi da nga koo tënk ci contrat mënul defi ci leneen mënul dem feneen ba pare contrat Gaston yu bees yi li tax mbër yi di gën a aalu Gris Bordeaux par exemple mënul am raison parce que ñëpp a war a toog mais fenn fi koy métti am raison Gris moom mënul fenn fi leen métti mooy contrat Gaston yi dafa métti ci ñoom mënuñu dem ci presse mais ñoom mënuñu dem defi leneen mënuñu dem ci beneen promoteur. yow dañu signé loolu ñoom tam bëgg bëri rek. mais man toog ba yàgg bëriwuñu. man nag je pense que bëri ñoo si gën a sonn parce que on peut reporter le combat mën nañu reporter leneen ak leen avance bi waaye mënuñu reporter ci mukaay yi ñu dem jël. non mënuñu ko reporter sagoo rek. man nag yow combat bu war a ñëw presque bu desee ay quelques jours presque li nga amoon ci gàllaaj yëpp xëppoo nga ko daanaka. la ñuy des mooy jekkali rek yoon yi nga waroon a jëli ci bés bi yoo xamante ni gars yi seen wàllu man nag je pense que ne gars yi waroon nañoo mun a nangu huis clos parce que boo demee mooy li Babacar wax. waaw ba ne huis clos parcelle ngay def 5000 billets ku nekk xam na ne même stade Léopold sax ku nekk xam na ne bu fa doon gars yi di organiser billets yi lu mu lay indil du mot ay 100 millions sax doo ko am ci billet. billetterie doo ci am sax 50 millions des fois am na combat yoo xam ne Gaston mu ngi ci am mu ne ay 40 millions ay yu demee noonu. mais nag des fois ci dañuy wax rek parce que léegi combat VIP les tickets commencé ay 10 000 am na sa ay tickets 200 000 ay tickets 100 000. xam naa depuis 2009 ba léegi. maa ngi couvrir doon la léegi sax laa ci xaw a bàyyi. est-ce que mën a nekk sax mbër jaay ba jaay sax 15 millions. du ba demee noonu. li ma non yaakaaruñ ticket ticket pourquoi refuser le huis clos. bon xaw ma nag lu tax xëy na ñoom dañuy yaakaar ne gap boobu duñ am leneen lu leen ko combler. peut-être aussi préparé wuñ ko. ci diggante bi dañuy am leneen. mais gars yi ñoom est-ce que defuñ calcul. 5000 billets man dama ne ñoom ci seen biir est-ce que defuñ calcul seen avantage ñoom fàtte mbëri. loolu aussi lu mais man loolu laay junj sànq ba léegi seen avantage leen def man je pense que ne ñoom buñ accepté woon huis clos bi sax même bu dee gouverneur mënul jël garantie bi leen mais je pensais que ne ñoom buñ ko nangoon état bi après dina am lu mu ci def que dina ñëw appui leen au moins waaw noonu lañ jëm dafa soof na Gaston Mbengue numéro mu xees mi ci kër gi day yeggali sama nijaay ma nuyu ci rek Mouhamed Tyson Ndong mu ngi ci kii bi ci Facebook bi dañu suivre ma ni ngi noonu doomu baayam Adama Ndong Alaaji Kobar merci beaucoup ak Ousmane Codé Fall Ousmane man dara dalu ma woon Omar Ben Sala say boo ndaw dem leen ci chaîne YouTube bi xam nga fi mu toll nii moom numérique kenn mënatul wet man jour Tabaski damaa liggéey donc bu ma dara daloon du ma liggéey jour Tabaski lendemain Tabaski tamit maa ngi woon ci chaîne YouTube bi yéen a mën a sur lendemain bi man maa nekkoon Kayar ak Babacar Ndiaye ci xale yi laboon foofu noonu donc man ku feebar dina liggéey jour yooyu bu ma Tabaski jàppoon du ma mën a liggéey jour Tabaski lendemain sur lendemain Tabaski bi boo lekkee ba suur def tarage yi yooyu noonu ak oto yi ba affaire bi sàllar ni non mais ban moment laa feebar laa bëgg a xam non non kii day sabate rek sawaay boo déggee sax nga xam ne coono moo baat bi ba boo ko déggee sax merci beaucoup ñu ngi lay nuyu bu baax a baax merci beaucoup Sadibou yéen ñoom ñu ngi leen di jaajëfal
Ousmane Dicko ñu dem ci tàggat yaram bi. waaw da nga wax léegi Mouhamed dafa mel ni turu Sala nga dégg sax balaa au passage parce que dama dégg démb ne Sala Gueye nga xam ne nekkoon na fi moom tamit waaw dafa ñàkk waajuram bu góor